الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الآتم أين رحمة رباني أين الحق تلهة الحق بالحق قادي إلى صراطك الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رضي الله قطب المكتوم أرزق المكتوم أبي العباس شيخنا أحمد التجاني الشريف أنوار سره وباطن شخصيته نور الضمان لسان بحثه فريد دهره شيخ الإسلام الكريم الأكرم باي برحام عبد الله عن إذن حجة الإسلام أبو الأيتام الحادم السلام الشيخ مصطفى حسين أبو بكر عبد الله نياس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginnaaw bi ñu sante yàlla bu màgg bi kawe lool nga xamante ni kàttan lépp ci loxoom la ne ñi fi ñëw ñëpp moo leen fi indi kuñ fi gis moo la fi indi kuñ fi gis la tul moo la demee ku am moo la jox ku ñàkk moo la xañ ku xam moo la gindi ku réer moom la neex ñu ngi ñaan yàlla mu musal ñu ci réere ko ginnaaw bi ñu ko xamee ñu ñaan mu musal ñu ci sori ko ginnaaw bi ñu ko jegee ñu ngi ñaan buur boobu bu mag ànd ak moom daa iman ñu ngi julli tey sëlmal ci sangub way njëkk ci sangub way mujj mi nga xamante ni moom lañ bëgg a fàttalikuloo bépp mbindeef mu xam ni juddoom bi moo gën a màgg nga xamante ni xew-xew bii di waajal Mawlid Ahmad di junj loolu ngir ñu xam ni gàmmu mooy feet bi gën a mag waxuma ci Sénégal waaye sur le plan international gàmmu lañu war a nangu jël teg ko mu nekk feet bi gën a mag suñu feet bi gën a mag dinañ ci ñëwaat waaye ñu ngi julli ci sang boobu nga xamante ni mooy yërmande ñeel mbooleem mbindeef yi te lu dul yàlla di mbindeef ñu ngi ndamoo di puukarewoo jekk Faas borom ndaamal Faas nga xam ne ci taxawaay ci zaaxir rek nga koy sut waaye ci xam-xam ak ci maqaama Cheikh Tidiane du moroom kenn waaye dinañ puukarewoo ki nga xamante ni moo ñu jëlee ci lëndëm indi ñu ci leer génnee ñu ci bokkaale yàlla di jekk Faas rafet kaala borom dënd bu yaatu bi bàyyi ba xaamakullah bu la lekkee olom na ko gërëmee coy ñu ngi def lii ci ndigal suñu sëriñ Xaadimu Salaam mbootu coobare yi wala sax nga ne coobare yi di Cheikh Moustapha président fondateur Nasrul Fayda Nasrul Fayda soo ko déggee mooy suñu structure religieuse bi nga xamante ne taxawal nañ ko ngir dooleel faydu ngir dimbali faydu wala dimbali koo faydu structure bi nga xamante ni tuubal na ay mbindeef yu bëri muy suñu structure bi nga xamante ni sóob nañu bëri muy suñu structure bi nga xamante ni takk na ay téeméeri sëy muy suñu structure bi nga xamante ni ñu bëri moqalee nañ fa alquranul karim muy suñu structure bi nga xamante ni
muy ndigalu coobare yàlla ji al arif billah Cheikh Ousseyn Aboubacar Abdoulahi Niass muy suñu kuréel bi nga xamante ni ñu ngi jeexal suñu guddi ak suñu bëccëg ci tudd yàlla te guddi bi doon tegtal ci loolu. boo bëggee xam Cheikh Moustapha ba tey moom mooy président fondateur MODA mouvement pour la dignité de l'Afrique nga xamante ni lu ëpp fukki at ak juróom tuddoon na MIPP mouvement international pour la paix entre les peuples dellu tudd MOSEP wëlbatiku nekkaat MODA boobu lëng na ay structure dina baax di wax ko lu ko mel ni KCI la maison des pauvres et des orphelins bi nga xamante ne dafay lexal ñi xiif di séddale ay junniy ñam ci ay étudiants yu ko amul wala képp koo xamante ne loxoom jotul gannaaw nga fexee lu mu amee lu mu dundee mu nekk jaamu yàlla bu foor bu màgg bi nga xamante ni su fekkente ni njabootu Mawlana Cheikh al Islam def na ko loolu du jaaxal kenn. MODA ba tey lëng na lii di wodduma bi nga xamante ne moo taxawaaye wàllu koddaay muy ci seddaay wala ci tàngoor dina am ay mbindeef yu rafle dinañ dajale ay magasin bi ñire ngir séddale leen loolu wodduma daf koy taxawee. Zawin Nuha muy suñu structure bi nga xamante ni mooy jàngale institut bi ñu fay jàngee alquran anglais ak français waaye ba tey MODA samp na lu ñu naan dàq jàngoro nga xamante ni dañuy organiser ay yooni yoon ay journée de consultation gratuite wala di jël en charge ay nit yu am cancer loolu mooy structure bi nga xamante ni dàq jàngoro daf si def ay jéego yu bëree bëri lii yëpp ñu ngi doon présenté ki nga xamante ni moo ñu yar ci lii yar ñu ci topp yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam jël ñu ci xew-xew bii mu nekk waajal Mawlid Ahmad ñu koy defee ci anam bu rafet anam boo xamante ni ay jeunes ñu woor lu tolloog ay fukki fan di dog bis bu nekk te bis bu nekk suñuy dog balaa ñu laata ñoo dog muy am wasifa mu am dars dinañ ci ñëwaat pour wax ne rek ci loolu lañ ñu yar ci koor lu dul weeru koor ndax jaamu yàlla yi dañuy foor julli dinañ ne joxe asaka am na solo dinañ ne aj Makka am na solo dinañ ne woor weeru koor am na solo waaye li muy am solo su fekkente ni sa julli nanguwuñ ko wala doo julli yooyu yëpp amul solo waaye julli lu muy foor tudd yàlla moo ko ëpp doole ndax laata ngay dugg ci diine ba naan yaa ngi julli war na fekk nga wax baat seede nga nekk kuy zikar kuy tudd yàlla gën a foor julli waaye tudd yàlla lu muy foor bëgg yàlla ak yonenteem moo ko gën a foor ñun nag ñooy géew bi nga xamante ni ci Cheikh Moustapha Ousseynou Niass la ñuy roy samp nañ suñu dënd lu nekk nañ ko gars yi xëccoog ñun na ko ku nekk xëccoog ñun waaye ñun samp nañ suñu dënd ci bëggeelu yàlla ak yonentam li tax nag suñu présentation bii gudd lool ci Xaadimu Salaam Cheikh Moustapha Ousseynou Niass woy juróom dafa teew te sa woy jur su teewee mu yabal la nga nekk ci dëkk di liggéey baax na bu teewee ñu ne ko lii la nekkee lii nii yëpp ñuy présenté ñu doon bëgg rek ñu fi buntu wax ne ci jotaay bii su fekkente ni Cheikh Moustapha def na lii nii du ñuy jaaxal ndax Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Mouhamadou Zeynab ibnu Cheikh Abdoulaye Niass ñu ngi toog si jotaay bii dina baax ñu présenté li nga xamante ni moom la Nasrul Fayda nekkee ci MODA ak loolu dinay gudd ñu jéggal ñu loolu il faut la budda il faut ñu wax ci lan lañ nekkoon bala ñoo présenté jotaay bi dañuy waxaat beneen yoon ñu nuyu kenn ku nekk ci turam ak si jëmmam ci gën gaa sell nuyoo
mu di baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. dañuy balaa ñuy présenté ñu teew dañuy def li nga xamante ne mooy cosaan en oustaz muy xadara Mawlana Cheikh Ibrahim suñ si teewee dañ ko war a ibbee alquranul karim ñu ngi jox Cheikh Ibrahim ña mu barkeelu ci ay aaya alquran bismillah. المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
متى ربك وحدث صدق الله العظيم. الفاتحة. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. sant yàlla beneen yoon ci kàddu bi gën a kawe jóg mu di alquraanul karim muy karaamawu Mawlana Jekk Faas rafet kaala borom dënn bi yaa bàyyi ba xama moom nee na alquraan mooy karaama tànnul leneen waaye alquraan la tànn te nee na moom alquran moo koy firil alquran jërëjëfee Baay Ñas jërëjëfee Baay Ñas jërëjëfee Baay Ñas sant bi nag tey waruñu nelaw ndax ki ñu dippee guddi gi ki ñuy rendre hommage mu di El Hadji Ousseynou Aboubacar Abdoulahi Niass defe naa guddi gi sax ci méthode am lañ koy defee méthode am nan la tudd yàlla waxtaan tuuti tudd yàlla waxtaan tuuti mu mel ni désordre ci biir ordre mu mel ni loo xamante ni ñi xam ordre yàlla bi rek ñoo ko mën a kàkk ndax léeg-léeg mbir dina leen niroog lu désordonné fekk looloo ordonné fa yàlla yal nañu yàlla dimbali ba daa iman ñuy defee li neexee yàlla ñu bañ a defee nit ñu neexee. jërëjëf di wax ne dagg nañ sànq yenn kàddu présenté gan yi waaye junjoon nañ ay jaamu yàlla yoo xamante ni ñu ngi ko doon def muy comme woor lu dul weeru koor jokk mbokk dimbali ñu xiif odd ku ko mënul dimbali silmaxa yooyu yëpp ñu ngi koy dégg waaye na leer ci jotaay bi ne ñun du loolu la ñuy sukkandikoo wuñu yooyu jëf waaye ñu jël yàlla di ko sukkandikoo li ñuy def noonu seen tuuñ ci dara bëgguñ ci dara dañuy jéem rek def te fekk sax mënuñoo def yàlla ay defee ci ñun yàlla taaral yàlla barkeel di wax ne waajal Mawlid Ahmad muy wama man de musuma koo dégg feneen yàgg naa dégg waajal Mawlid waaye ni ñu ko defee ak formule bi ak loolu ma defee ni soxlawul dem BSDA ndax jaam bi yi nga xamante ni dafay jógee ci pays yàlla bi ñëw mubasharatan loolu jagle yàlla kooku yaa ko moom jarul conservé jarul dara da koy jippi li ngay def ngir yàlla da nga koo war a jéem ngir ñu roy la waaye doo def jëf yoo xamante ni da koy jéem a limité loolu tax ñu bëgg a yóbbu waajal Mawlid Ahmad bi sur le plan international di wax ni ren dañ ko junj def ko comme première édition defee ko formule bi mais loolu dañ bëgg rek yee conscience yi nga xamante ni mosuñu nelaw ndax ànd ak bàyyi doo sa nelaw di nga tàkkoog nelaw waaye ñu gën a sóobuwaat taxawaat ci li nga xamante ni moo nekkoon ci lay Mawlana Cheikh Ibrahim su gàmmu jàllee rek gàmmu boobu moo koy tegtal pour mu waajal gàmmu bi nga xamante ni mooy ñëwaat tey dañ ko junj waaye chaque jour bis bu yàlla sax ñu waajal Mawlid Ahmad loolu lañ bëggoon seetloo mbokk taalibe yi ci fukki fan ak ñaar yi nga xamante ni programme bi nekkoon nii sëriñ bi waxtaan ci bis yëpp ñu jëlee ci lu bëree bëri ñu yokk ci bépp fan teew na si jotaay bi tudd nañ ko sànq Cheikh Mouhamadul Bachir Niass ñu ngi teew Cheikh Ousmane ibnu El Hadji Ousseynou Niass mi ngi si jotaay bi mi ngi ràññee si jotaay bi Oustaz Diop ak Cheikh Baba Niane bawoo ba Kër Ndiané nga xamante ni mooy dëkk boobu nga xamante ni moom la Mawlana Cheikh al Islam dénkoon suñu sëriñ Cheikh Ousseynou Niass
nga xamante ni projet Nasrul Fayda yu bëri foofu dañ ko accès mu nekk suñu point de départ ñu ngi koy ràññee si jotaay bi. teew na ci jotaay bi Cheikh Baye Thiam di suñu xarit di suñu soppe bëgg Baye lool. teew na ci jotaay bi Cheikh Demba Jéemé bawoo ba Ziguinchor di muqaddam ci Nasrul Fayda bu fay def liggéey bu am doole. El Hadj Dramé mi ngi teew si jotaay bi waaye teew na ak ñun ay fani fan mu ñuy wan ne ñu ñoo bokk mission bi te ma dem ba naan dañ koy jéem a jaajëfal démb Baye defal ñu tegtal bu leer que ni Baye moo amee ngërëm ay taalibe kenn suñu mun félicité keneen képp ku ñu félicité que Baye ñu tàggat ngir ñu félicité la looloo ne am Baye. Cheikh Malick Masal yi ñu ngi rafetlu teewaayam yëpp mu nekk ak ñun ànd ak taalibe yi moom tamit bu bawoo ba Ziguinchor. Oustaz El Hadj Guèye ñu ngi si jot Albouri Ndiaye ñu ngi koy ràññee si jotaay bi dañuy faral di wax ku lim juum waaye ku lim du juum ku lim dox liñ ma jox ak moom li ñu ràññee rek lañ ma jox ku déggul turam dinañ si ñëwaat incha allah. teew na si jotaay bi Seyda Fat Ndiaye bint El Hadj Ousseynou Niass Seyda Ngay Mouli Niass mu ngi si jotaay bi Seyda Fatou Guèye mu ngi si jotaay bi Chérifa Fatma Cheyn mi nga xamante ni moo nekkal Nasrul Fayda président Ngay mu ngi si jotaay bi Seyda Mariama Diallo Niass di suñu sëriñ mu ngi teew si jotaay bi suñu yaay yàgg taxawee daayira bi fii ci Golf Cité Douane muy soxna Masala Traoré mi ngi teew si jotaay bi suñu yaay soxna tey yëpp mu ngi si jotaay bi ki nga xamante ni nag moo ñu dalal ñu fay defee xadara bi àjjuma bu ne fii ci Cité Douane di ko defee ci buntu këram mu taaru lool mu nangul ñu loo xamante ni yàllaa ko bëgg a jëriñ naam waaye su fekkente ni nit dañ naan nit ku def li ko war jar ca gërëm waaye bàyyi ne ki def li ko war koo koo jar gërëm ñu ngi gërëm suñu yaay soxna Abikaay ñu ngi si jotaay bi ak ñeneen ñu teew si jotaay bi au fur et à mesure ñu may jox rek dinañ leen tudd pour ñu bañ a guddal dañu war a jox sëriñ bi ñu tijji jotaay bi zikarkat yi tamit xam ni tey jii ba fajar la dañuy nekk di tudd yàlla comme ni ko suñu sëriñ daan defee même style bi nga xamante ni muy fësal suñu bëggeelu yàlla ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy def rek lu dul jox suñu rakk Idrissa Diallo mu jàng benn discours en français ci lu gaaw su sëriñ bi joxee ndigal ñu doog a mën a wéyal waxtaan la Idrissa Diallo jege si rapidement nga wéyal sa discours mun au nom d'Allah, le Maître éternel, le miséricordieux, le très miséricordieux, le temps et l'espace, l'origine et la destination. Louange à son secret, la première existence des existences, l'essence des existences, celui dont Dieu face décrit fidèlement dans ses 4 dimensions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soumission au sein des saints, l'image de la réalité absolue. La peine rare, le récipiendaire des flux divins, Khatmiya et Katmiya, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala. Extinction au secret du secret au secret du secret du secret. Le sauveur des âmes affamées dans la sphère divine. L'être unique qui ne paraît pas l'être. Celui dont son cœur a alimenté le cœur des Arif Billah, à l'image
dal arif billah Cheikh Ousseynou Niass radiyallahu ta'ala Abdou Zadi Ijabul Azam Diek Fass Baye Barham Abdouza. Ensemble, en présence du guide, le choisi là où rien n'était choisi, le visionnaire dont aucune autre vision n'égale, l'homme au savoir gnostique, contemporain, multidimensionnel, celui qui est prêt à célébrer le gamme 365 jours sur 365 jours, sans repos, le président de notre Faya, du Moda et de Wadi Mourid Ahmad, Ujatul Islam, Aboul Aïtam, Khadim Salam, Chobra Yalji, Baye Moustapha Ousseynou. À la forte délégation venue de Medina Baye, à sa tête, Cheikh Bachir Niass, Ibn Cheikh Mohamed Zainab Niass, accompagné des petits fils et petites filles de Baye Niass, aux Moukhadam et dignitaires religieux, aux autorités administratives, aux invités, sympathisants et membres. Wadjan Mourid Ahmad vous souhaite la bienvenue pour ce dernier jour d'un programme de reprise spirituelle qui a tenu toutes ses promesses. Cette nuit du 31 décembre vient entériner 3 jours derrière nous, durant lesquels observation du jeûne, lecture du Saint-Coran, Wazifa et Ders ont été les points saillants. Nous, Wadjan Mourid Ahmad, nous, les aspirants serviteurs du serviteur, avons comme mission principale de faire le Gamou international, le premier événement religieux du Sénégal, substantiellement de l'Afrique et du monde. Khadim Salam, à ce propos, nous évoque: je suis déterminé à célébrer le Gamou international 365 jours sur 365 jours, à l'image de mon modèle Diek Fass qui cite: les 24 heures de temps de la journée ne me suffisent plus à accomplir toutes les actions que je vais entreprendre pour notre bien-aimé Taha. Nous aussi, ce 31 décembre ne nous suffira plus. À la clôture de cette belle nuit, le 1er janvier sera Wadjan Mourid Ahmad. Et ce, jusqu'à ce que nous transmettions cet amour à nos enfants à leurs enfants, Illa Masha'Allah. Si vous nous demandez pourquoi autant d'engagement et de sacrifices, nous vous répondrons ce que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif disait à ce moment. Si vous me posez 1000 questions en même temps, je vous répondrai par une seule et unique réponse: Allah. Nous le faisons pour Allah et par Allah, sans attendre aucun avantage ou récompense. Nous accomplissons ce que nous avons strictement à accomplir. Cette année pour Wadjan Mourid Ahmad a été une année des records. Un cortège à l'envergure présidentielle, une distribution de milliers de repas, des dons à la pouponnière de Kaolack, une logistique pointue. Bien que les chiffres sont une preuve, un baromètre, pour nous le plus important dans toutes nos actions entreprises, c'est que Diek Fass soit content. Rien que ça. Khadim Salam nous a inculqué une culture des défis, défi après défi. Raison pour laquelle, pour la prochaine édition du Gamou international, nous nous fixons comme objectif 2000 bœufs en destination de Medina Baye. Cet objectif décrit l'envergure de la mission qui nous attend et nous commençons déjà à nous atteler à la tâche. Cette première édition de Waman Dakar n'est qu'une préparation et une mise en pratique des grands objectifs annuels. En nous retrouvant ici, nous déroulons inconsciemment une communion des cœurs et une synergie des forces extraordinaires. La marche est longue et mouvementée. Soyons unis derrière Khadim Salam, par et pour Wadjan Mourid Ahmad. Soyons les exécutants de la grande exécution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.